mbokki Sénégal mbokki Afrique mbokki diaspora bi àdduna wërngal këpp maa ngi am mbégte ak contentement tey di leen nuyu fi nga xamante ni mooy Sam TV gaynde d'actualité mbokk yi man maa leen ko def saa su nekk Sam Politique di indi émission boo xamante ni moom moo war a wërngal àdduna bi Sénégal toj fi nga xamante ni mooy Cambérène tey maa ngi dalal ki nga xamante ni leader alternance génération pour le développement de la commune de Cambérène moom laa nekk fi nga xamante ni mooy plateau Sam TV gaynde d'actualité salaamaaleykum Abdoulaye Diong. waaleykum salaam Elmat ñoo ngi lay nuyu. di la jox sa wàccuwaay di am mbégte mu rëy ñëw fekk si leen fii si seen locaux Sam TV nga xam ni yéen a ngi implanté wu Cambérène mu doon suñu yëf moo tax soo ma invité pour dalal ma fi waxtaan ak man si actualité ba nga xam ni Cambérène leen ko jagleel dama si am mbégte. waaleykum salaam wa rahmatullah. macha allah mbokk yi ne ko gisandoo nii kii mooy Abdoulaye Diong gis ngeen ko tey ni mu sañse weex tar Laye Mactar Laye Mamadou Mactar dañuy waxtaan nag ci li nga xamante ni moom la jiite mooy alternance générationnelle pour le développement de la commune de Cambérène lan mooy loolu. alternance générationnelle pour le développement de la commune de Cambérène. boo ko déggee mooy dañu jóg taxaw pour jàppale mag ñi nga xam ni depuis belle lurette ñoo nekk Cambérène di fi def politique pour lijjanti la nga xam ne loolu mooy développement communautaire bu dëkk bi. alternance nag boo ko déggee mooy da ngay ñëw li fi nekkoon nga wëlbati ko rajeunir ko. mu jëm si wàllum âge mais surtout mu jëm si wàllum façon politique bi nga xam ni ñun depuis que sunu tonton Alioune Gomis nekkoon si commune bi ak politiciens yam fi nekkaloon. doxalin ban doon doxal gis nañ ni lu bari baax na waaye lu bari aussi jar nañu war ko càmbaraat xoolaat ko. loolu bokk na si la nga xam ni moo tax suñu tur bi ñu tuddee suñu bopp alternance générationnelle pour le développement de Cambérène waaye nga may ma rek ma xamal ni la continuité la parce que mbir la ba nga xam ni débuté woon na depuis 2014 tuddoon convergence citoyenne agir pour le développement de Cambérène avec Seydina Kane. Parce que avec boobu dafa am solo. dafa ñu lié woon ak Seydina Kane. ñu amoon ay espoir yu bari yu ñu placé woon si jëmmam si taxawaayam vraiment yàlla jële ko fi ñu koy ñaanal fa mu nekk. yàlla na ko gënal fa mu jógee. la nga xam ne nag moo ñu motivé woon ak moom discours bi nga xam ne moom la ñu teniroon ak moom Seydina Kane. te nekkoon ka nga xam ne ku am taxawaay si dëkk bi la si fànn yëpp surtout si wàllum diine ji parce que Cambérène boo nee Cambérène rek mooy diine. te diine mooy leitmotiv dëkk bu nekk dafa am spécificité am ñun fii yonte Yàlla Isaa ibnu Mariam moo fi tëdd. yàlla jagleel nu ñun ñu juddoo si diine ji màgge ci yaroo ci ñu nàmpatal nu ci. donc de ce fait buñ bëggee développement Cambérène foofu lañ koy jaar moo tax espoir yu bari ñu placé woon ko en Seydi Kane tuddoon convergence citoyenne agir pour le développement de Cambérène. te pour résumer un peu rek histoire ancienne pour mën a rallier li ñuy wax nii. ba ñu demee si moom di waxtaan ak moom lam nu xamaloon mooy nit ku ne ñëw na fi pour woo ma ànd ak moom politique. ma bañ man ka lan moo tax nga nangu ànd ak ñun mu ni discours bi ngeen tenir. ñu ko ban discours leen tenir. moom nag moo ngi si dëgg. man maa ngi si neen ma ngi dégg li may wax te dinaa ko fekki ëllëg. dëgg la mu ni parce que seen discours li ma si gis lépp lenn la mooy jariñ Cambérène et non jariñu si Cambérène. jërëjëf jariñ Cambérène wala lu jariñoo Cambérène mbokk yi dañ koy dal di laaj fi nga xamante ni mouvement bi kañ nga ko mettre en place. moom laa la wax léegi 2014 la woon. 2014 mais on a changé le nom. ba nga xam ni. tour bi 2017. donc mën nañu jàpp ne 3 ans la am existence. 3 ans la am existence. waaw 3 ans existence. waaw c'est ça. alors mouvement boobu lan nga koy développement Cambérène ci développement ci politique la wala ci ban fan nga ko spécialisé daal maanaam mouvement politique la wala mouvement développement la. mun nañ ko tuddee mouvement développement communautaire. parce que loo gis balaa nga naan mouvement politique. il faut que yow. nga xool nan nga développé yow sa bopp ba pare parce que Seydina Mandione moom mi nga xam ni di doom si Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam di rakk si yonent Yàlla Isaa ibnu Maryam ba ka mag ñi seetee di xool kan lan war a dénk dëkk bi autant ñetti mbir la leen waxoon te ñetti mbir yooyu moo valable ba léegi waaye am na lu si yokk lu am solo lu ma doon waxtaanee fan yi ak benn kilifa Seydina Mandione dafa waxoon ni nit ki da nga koy xool balaa nga koy dénk réew
xoolal moom développement personnel am ba pare fan la toll. loolu dëgg la nga xool développement au sein de sa famille nan la téewee njabootam. dëgg la bu loolu rafetee ba nga xam ne gisoo si gàkk-gàkk nag buñ ko waxee mooy. lépp mënul complet du moins parce que yàlla rek moo man mbir yi daal di yembandoo loolu nag bu la doyee si kiyam kooku bu génnee di laaj. réew mi wala dëkk bi suñu xel mën na dal ci moom. ñu mën a dal ci moom waaw léegi nag loolu moo tax ma ni la développement communautaire ngay jëkkee soog a dem ci développement politique. parce que képp ku bëgg développement communautaire ba nga ne duggoo ci politique bi mënul nekk. mënul nekk waaw kay mënul nekk comme mbokk yi ne ko déggandoo noonu kooku mooy Abdoulaye Diong alternance génération pour le développement de la commune de Cambérène nekk it opérateur économique dañ ci dal di ñëw man ndax yow dañ gis ne Abdoulaye Diong gis ngeen ko en exclusivité photo yi mu nekk ak sëriñ bi doomu sëriñ Abdoulaye Thiaw yi la nekk ak moom lan moo la boole liaison ba nga am ak sëriñ ci yow dafa mel ni yow yaay xarit sëriñ ci daal. waaw loolu ñoo ngi ma koy dàkkantale waaw des fois nga waxtaan ak nit ki sax mu ne la sëriñ si moo ko bëgg a samp moo ko bëgg a taxawal si dëkk bi fii ci Cambérène damay rappeler histoire rek ñu xam ni Seydina Limam alayhi salaatu wasalaam ba mu wootee ba mag ñu wuy si ko dafa am lu waykat bi waxoon yaa naawi woon Makka yanu leer yi ak suñuy ruu te foofu fii si aaxiru zaman suñu waajur yi suñuy maam yi ñoo ngi jóge ba waalo siin saalum gànjool faneen bàyyi fa alal ju bari ñëw topp Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam suma maam Ibrahima Ndiong ka nga xam ne moo meññ sama baay al Oustaz moom kër yàlla na yàlla seeral seeni leer fa ñu nekk sa ila yi na ñoom ñëpp dañu am relation yu particulière suma baay al Oustaz moom kër Seydina Issa daanaka moo ko togg defar ka boole kaak sang yëpp waaye en particulier ak Chérif Abdoulaye Thiaw Laye moom mu yar ma ci lool man ma màgge ci ma ñëw gis worma bi mu am jox ko cër bu baax kilifa diine yi fi nekkoon ahlu bayti ñëpp mu jox leen cër amul comme si amaloon frontière ak xarma yàlla dëgg la man nag mu yar ma ci lool ma nekkoon tout temps que mu daan ànd ak man fu mu jëm rek ñuy ànd fu mu jëm ñuy ànd ma gis la façon dont il se comportait avec les marabouts ma ne dafa mel ni fii mooy yoon bi mu tàggat ma ci lool bi nag ma siy def benn anecdote rek en 1997 doomu xalifa actuel Baye Abdoulaye Chérif yàlla na fi yàgg te wér maa ngi jéggalu sax bi ñuy commencé daanaka moom laa waroon ubbee waaye comme moom chaque jour moo ni wax xel day fattu maa ngi ko siy jégalu di ko ñaanal yàlla na fi yàgg mu yàgg wér ak waa axlu bayti rasul mais di Abdoulaye Diong dagguma la foofu dañuy ñëw ci côté du développement de Cambérène yaa ngi boole dëkk bi yëpp maanaam gis nañ ne politique moo mën a développer dëkk bi ci ay action yooyu def mais dafa mel ni mosoo wax ne man candidat maire Cambérène la mais fi mel ni ñoo koy wax ma tax loolu loo wax ci loolu bon pour candidature mairie Cambérène man dan si waxtaan ak man te la si waxtaan ak man duma ko développer fii nit ñi nag yow yaay dem yow mun nga xam sa bopp mais nit ñi en général li ñuy xam si yow sax yow doo ko xam sa bopp bu fekkee nag da ngay ànd ak ay nit si mbir ñu waxtaan ak yow te man lépp lu may def kilifteef laa ci jiital su may mag ñaar muy Papa Ibrahima Ndiong Gazu ak Libaas Ndiong muy taawam yàlla na ko yàlla defal jàmm amiin ak sang yi nga xam ne ñoom lan ma booy parce que man samay kilifa mooy ñooñu amul ñeneen si kaw suuf bu weesul suma ñaari mag yooyu ak sang yi maanaam desitu bàyyi laay jeexitu bàyyi laay yi des si kaw suuf man ñooñu ñooy samay kilifa ku si nekk dem naa waxtaan ak yow nga encouragé ma daan may dëgëral ma waxtaan ak samay mbokk loolu moo tax ma ñëw war a mën a ñëw taxaw ne man je suis candidat aux prochaines élections locales incha allah rabbi. dégg ngeen ko mbokki Sénégal mbokki diaspora bi banlieue bi waa Cambérène kaw bu suuf 15 quartiers yëpp képp ki autorité li Abdoulaye Diong wax na ne dana nekk candidat ci élection yi ñu war a organiser élection municipale yi di war a organiser ci incha allah ci kàttanu suñu borom moom moo def déclaration boobu ci en exclusif fi nga xamante mooy Sam TV gagne l'actualité Libaas Abdoulaye Diong tey bu ñu duggee ci 3 ans ngeen existé Cambérène bi nga xamante ni ndeysaan ngeen a gis na ngeen dañ ko war a développé bu nga tuddee sa mouvement bi développement lan nga gis ne moo métti ba waral tey Abdoulaye Diong jóg ne dama war a indi sama contribution. waaw loolu am na lu am solo loo si laaj parce que ki fi nekk di liggéey ak ña fi nekkoon di liggéey ku si nekk def na fi lu baax mais dans la vie on espère toujours améliorer lu mu baax am na lu gën a baax da ngay ñëw teg ñaari mbir ñu ni bii baax na de
waaye bii moo gën a baax. waxuñu ne nag ñun mën nañ fi indi la nga xam ni kenn musu ko fi def mais on peut et on va inchallah si toutefois confiance Cambérène placé na nag en nous améliorer li fi nekk nii mën nañ indi lu ko gën fuuf loolu am nañ ci yaakaar jërëjëf li neex mën nañ jàpp ne depuis ci 3 ans yi yaa ngi accompagner Cambérène sa mouvement bi lan la mouvement bi jotug dafa gëm ci li nga xamante ni askan bi naw leen ne ba des fois dégguñ sax li nga déclaré tey en exclusif Sam TV Gaïndé l'actualité nekk man candidat lay nekki gars yi di la ko buum daal ne moom day nekk mais candidat maire yi lan nga jot a defaglu Cambérène ci 3 ans yi. waaw ce mouvement bi. waaw man nag si samay jikko si ni ma yaree. dafa jafe loolu yow Elmat vous n'êtes pas le seul yow yaa ma koy laaj bari na ña nga xam ni chaque jour dañ may laaj lan nga def bon ceux qui n'habitent pas ici. ñi fi dëkkul. te duggunu si dëkk bi carrément man nan ma ko laaj mais maa ngi jéem lu ma mën ak lu ma mënul pour. dëkk bi am tawféex parce que tawféex moom si la lépp ne si le développement économique ne développement social développement sur le plan santé environnemental sport étude éducation lépp si la nekk si wàllum religieux maa ngi siy jéem du ma dugg si détail très franchement je serais très malhonnête avec moi-même moralement bu ma nee def naa nangam di si duut baaraam day xaw a compliqué si man parce que du sama jikko mais sur le plan sport Cambérène sama loxo ngi ci sur le plan religieux sama loxo ngi ci sur le plan santé sama loxo ngi ci sur le plan environnemental suñu loxo ngi si ñun waa alternance générationnelle. kon mbokk yi ne ko dégg noonu jël réalisation mi wax ni moom la taxawalagum wala li nga xamante ni moom moo préparé pour def ko kooku mooy Abdoulaye Diong ki nga xamante ni mooy leader alternance génération pour le développement de la commune de Cambérène nekk opérateur économie. Abdoulaye Diong man ndax tey mën nga ma wax ne peut-être lan nga gis ne maire bi fi nekkoon jamono ji maire bi fi nekk di ak maire bi fi nekkoon dañ gis ne dañuy yëkkate ni Cambérène wala dañ ko wàccee selon yow seen réalisation. waaw question boobu li ma si tontu lu yomb rek la parce que ki fi nekk man dama doon ko xam damay nangu dogalu yàlla man li may gis ni Elmat damay nangu dogalu yàlla wakkirlu ci moom wéeru ci moom parce que moom kese fi nekk de ce fait ki fi nekk yàlla moo ko fi teg te dañ koy nangu population bi ñoom ñoo ko fal donc ñun dañu am droit respecter soit population bi waruñu dénigrer waruñu yàq deru kenn parce que dañuy wax Cambérène ñun ñëpp ay mbokk lan te loolu dafa am lu muy jouer Cambérène dafa am quelque chose de spécifique bokkul ak politique bi am si yeneen communes yi nga xam ni da ngay gis ku fii y a pas d'opposition radicale même les gens dañ ñu koy reprocher waaw yéen da ngeen bëgg nangam mais le maire vous le laissez faire nangam na parce que dafa am nun ñu yare parce que lii lépp alalu àdduna la mais nag si alalu àdduna politique boobu si nga mën a defaree sa ëllëg suba ak sa àllaaxira macha allah donc dañ si def li baal ma daaneel foofu rek parce que da nga ma laaj ni ma moom lan la fi def la nga xam ne yow gëm ngeen ni war ngeen mën a def lu ëpp loolu ñun jàpp na ni sur tous les plans même si le maire en a fait quelque chose bari na lu bari yun mën a defar si on était persuadé que ni def na nangam ak sàngam si lu baax macha allah ñun duñu ñëw bëgg fauteuil bi mu toog ñu ni dañ fa bëgg a toog pour defar loolu leer na mbokk yi ñi demaat ci beneen laajte mooy Abdoulaye Diong gis nañu tey yow mouvement nga yore bokkoo ci benn parti politique fa mel ni non voilà bokkoo ci benn parti politique est-ce que li mel ni li gars yi di wax liste unique ci Cambérène mooy bàyyi parti politique teg ko ci suuf ku nekk dem ak sa mouvement yow ndax loolu gëm nga ko ci dëkk bi nga xamante ni du fay impôt Macky Sall moo yore seen payooru employé man ndax loolu yaa ngi ciy bàyyi xel yow waaw Elmat li nga wax ni man bokk naa si ña nga xam ni doon naa ko jéem dox jot naa fi woo ko nga xam ni il a déclaré sa candidature ñëpp xam nañ ko soxla mooy tudd turam peut-être bu seetaanee histoire que ni li may wax dëgg la maa ngi moom seq nañ ko woo naa nit ba mu ñëw candidat ñu toog sama kër ñu discuter waaye la ma tontu damay xam ni gars yi pour ñu ànd dina jafe war nañu mën a ànd ndaxte ñun ñëpp ñun ñoo bokk li ñu bëgg te li ñu bëgg mooy développer suñu commune donc s'il n'y a pas d'intérêt personnel man je ne vois aucun inconvénient wala obstacle pour à ce que ñu bañ ànd mais loolu nag dafa am lu koy sabab kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk loolu ñoom ñoo si war a jël seen responsabilité parce que man gis naa fi ña nga xam ni
ñoo ngi bëgg ni dañ bëgg a jiite Cambérène mais ñooñu ak képp ku manti gañe ñoom bu nu gañewul keneen ku fi toog te bëggoo ànd ak ñooñu bëggoo defar Cambérène parce que dañu am xam-xam ba nga xam ni war na ne dëkk bi war nañ ko mën jariñoo en ce moment nag Cambérène li mu soxla dëgg vraiment mooy des personnages ña nga xam ne ay fédérateurs lañ ña nga xam ne bu ñu jiitee ñëpp dañuy sawar allié leen jege leen ànd ak ñoom liggéey mais actuellement nii que ce soit moi ou autre ku mu manti doon si tu n'as pas vraiment les compétences de réunir les gens nekk fédérateur ak loo manti am xam-xam dëkk bi doo ko bon dañuy gis ni ki nga xamante ni nit ñi suñuy fal tey maire wala fal président conseil départemental wala fal ministre wala fal non autant de moi député wala leneen dañ koy fal ci programme maanaam da nga ñëw am loo présenté askan bi ñi gën a sa programme moo gën ñi dal di la fal voilà léegi yow da nga bëgg wax na ci mouvement daal maanaam gëm nga ne est-ce que mouvement mooy tax nit ñi askan bi tey fal seen maire bon xam nga mouvement bi ngay wax fii façon yi bari na soit da ngay dem si bannière benn parti politique xam nga dûment constitué bu taxaw am assise wala nga ñëw demee ci société civile te gis nañ fi ba taay maire yu demee ci société civile daal di remporter ñun nag bannière yooyu façon yooyu yëpp ñoo ngi ci waxtaan amagun ci entente wala defagun ci choix mais quant à li nga wax ni boo ñëwee yow loolu dal la ciy fal boobu ma ngi wax chaque jour wax la ko ma ngi nekk ci loxo yàlla. ci loxo yàlla la nekk moom rek moo xam kan dépendre ci programme dépendre. non si dépendre na ci programme. d'accord. Elmat 2014 dañ fi def centenaire. centenaire de Cambérène oui. centenaire bu rëy. oui invité nga ay nit. ci sa panelu Cambérène moo nuyu. Cambérène meilleur dégg na li ñu wax yëpp dëgg la. mais ñun dañ ci jouer suñu partition daan nañ toog di siège di toog. bi ñu demee ba ci commission yi peut-être dugg ci yenn commission yi parce que nit da ngay xam fi sa xam-xam toll. waaw loolooy meilleur li pour ñu ni nit am na xam-xam moom day xam li mu man ak lan mooy ay lacunam. ay lacunam buñ ko naree jox la nga xam ne ay lacunam dafay feeñ te mu wóor ni que lii mënu ko doxal bu ko keneen jegee ku ko xam na ko jox kooku. topp ci ginnaaw kooku. man noonu laay demee. pour te dire centenaire boobu biñ koy doxal. daan réunion di toog ak gars yi comité bi man je faisais partie du comité dama si doon sonn di si def la nga xam ne yàlla rek a may def ak maam Seydina Issa Rouhou Laye ak Seydina Limamou alayhi salaatu wasalaam tey émission yooyu ñu daan def Jàmmalaay FM pour nit ñi di wax si centenaire bi pour ñu joxoon ko benn ampleur ñun dañu ñëwoon taxaw di jël ay téléphones yu bari di ko teg foofu. pour ku trouver solution yi. ñuy bàyyi les téléphones pour que nit ñi intéressé wu. pour nit ki si centenaire bi ma terminé fii rek nga baal ma. mooy que ni centenaire boobu bi ñu ko taxawee première banderole bi ñu defar daal koy taf si mbedd mi première banderole bi centenaire boobu defar yàlla def na ñun ñoo ko. financé woon ñu daal koy jënd yéen a ko financé mbokk yi dama bëgg ñu ñëw Libasse Abdoulaye Diong dama bëgg ñu ñëw ci beneen laaj bi mooy dañuy dugg d'abord ci pandémie bi. na nga gis ci coronavirus. waaw Covid 19 bi balaa ma ciy dem sa dernière question bi àggale woon parce que yaa ngi may xaw a ërtal parce que programme nga wax ma doon développé foofu terminé wu. waaw ñëwal ci programme bon. dama ne la centenaire bi li mu fi teg. ak loo mënti def ci programme nous on n'a pas besoin day mel ni kon ñàkk a siqoon muy ñoom dun paate ma koy remercier bu baax ñoom Mamour Ndiaye ak ñanu àndaloon vraiment Chérif Idrissa joué ci rôle bu rëy ñooñu day mel ni ak commission différentes commissions yi ñu tegoon ba génn liggéey bu doy noonu ñun bu ku fi ñëwaat di wëri leneen da ngay sonal sa bopp ñun liñ am as tuut ak loolu la ñuy teg pour doxal dëkk bi. si je comprends très bien bon donc centenaire bi nga xamante ne mooy Cambérène Horizon 2025 amoon na benn programme bi nga xamante ne mettre nañ ko en place voilà moo nekkoon budget bi nekkoon 12 milliards francs CFA bi nga xamante ni ma ndax yow loolu mooy war a nekk sa programme. loolu dama ni la ñun am na lu ñu liggéey mais si kaw lu ñu liggéey chaque fois boo ubbee page document centenaire bi rek on s'y retrouve. maanaam loo xool sur tous les secteurs sur le plan santé ñun boo xalaatee dara boo ubbee document centenaire bi horizon 2025 bu Cambérène rek da nga ko siy gis. donc c'est lié maanaam nous amuñu rëy boobu naan nangam sangam document boobu dañ ko def
pour képp ka nga xam ne xalaat nga pour jiite Cambérène doxal ka yow mën nga si sukkandiku. très bien maanaam boo gisee exemple laa lay jox. yàlla day wax si alxuraan alif laam miim zaalikal kitaab laa rayba fiihi hudan maanaam téere bi yàlla boobu amul sikki sàkk. jullit bu nekk mën na si sukkandiku. horizon 2025 document boobu nag képp ku bëgg a développer Cambérène mën nga si sukkandiku ba pare nag nekk un fédérateur fexe ba ni ka établir loolu ñoo ngi si dëkk ba léegi am nañu si yàlla yërëm njiin ànd sama mag nekkoon ku ma jege sama xarit ñuy jëflante lu bari lin mujje waxtaan maa ngi ko mujje def ak moom bi may nekk États-Unis fan yi ci ginnaaw mu dénk ma ay dénkaane yu rëy ya nga xam ne dañ ko waroon doxal bi mu ñëwee mais yàlla nag moo ko fi jëlee ñoo ngi koy ñaanal fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge te yàlla teg loxoom si njabootam. amiin yaa rabbi coronavirus mu nekk jàngoro ju nga xam ne dafa lëmbal adduna bi nekk di pandémie dugg na fi nga xamante ni mooy Cambérène bu mu ñëwee nag Cambérène taxawal nañ li mel ni comité local de lutte contre Covid 19 kii nekk sama invité bokk ci membre yi active yi voilà ba pare nag ñi am li ñu doxal monsieur le maire Mame Amadou Samb nee na yéen da ngeen doon politiser comité local de lutte contre Covid 19. waaw Mame Amadou moom maa ngi koy sargal si lutte contre le Covid 19 bi parce que ñoom ba ñu tegee seen comité mu doon la nga xam ni sur ordre préfectoral la. moom mu jiite ko moom mi nga xam mooy sunu maire man dan ma ci woo bokk ma ci woon. j'étais même pas au courant maa ngi woon si yeneen. si yeneen yi ma nekkoon mooy man nan laay def. ba ñëw indi sama contribution. si loolu laa wut ay masques au nom d'alternance générationnelle. daal leen koy jébbal. bi ma leen ko jébbalee bi ma ñibbee docteur Malick Wade maa appelé ni ma booy copain dañ bëggoon nga ñëw nga jàpp si comité bi man ko ah bon waaye tey ngeen liggéey rek mu ne non dañ bëgg nga ñëw jàpp si comité bi sur le plan financier man ko lan moo tax nga jël sur le plan financier mu ne parce que ñun def na suñu petite enquête gis nañ taxawaay bi nga am si diine sur le wàllum finance si laaj gars yi si collecte de fonds yi gis nañ taxawaay bi nga am si groupement central si wàllum collecte de fonds yi aussi man ko waa baax na bi ma ñëwee nag ma ñëw fekk fa sama tonton Sibori Diop moom mi nga xam moom mooy président pôle finance bi mu commission pôle finance bi mu doxal ko teg ma ci wetam ma ñëw teg ay stratégie nag teg ay stratégie waaw yu am solo pour collecte de fonds te ça a payé j'ai pas besoin de rentrer dans les détails léegi nag si tu me dis que ni monsieur le maire dafa wax ni dañ doon politiser affaire bi. da ngeen di comité local bi daal mooy ci coronavirus bi bañ defee benn acte woon ñu woo Italie ñu filmé leen. waaw Elmat. alternance générationnelle. li mu def si Covid 19 bi. déjà rek engagement humain bi mu ci amoon man ñoom ñu jël ma en tant que leader du mouvement man ma jël suma temps bi consacré comité bi ak suma communauté. loolu rek doyoon na si engagement. mais laal nañ suñuy poche nag. laal nañ suñuy poche. daal di dugal ci. daal di dugal ci mbir mi. du ma dugg nag si détail. parce que amul benn yoon ba nga xam ni. photo wu nan. amul benn yoon bu ñu taxaw photo benn yoon bu ñu taxaw amul. benn yoon lañ ko def vidéo te un Camerounois résident aux États-Unis moo envoyé 500 masques woo ma ni ma yow laa ci wóolu teg sa loxo mais vidéo boobu lu tax ma def ko parce que j'ai entendu des gens qui critiquaient lu tax ma def vidéo bi gars yi dañuy nekk bitim réew toog ak seeni moroom mi am yéene def nangam. ñu ni ko non boo defee nangam boobu loolu gars yi duñ ko dugal fi nga ko bëgg loolu moo tax man ma won ni que sa alal bi nga envoyé woon pour communauté Cambérène ma ngi nii nangam sangam lan si def naa si communauté bi facture baa ngi nii. ndeysaan temps bi moo ñu bëgg a xooj ay 6 minutes moo ñu dese pour la fin dañuy ñëw dugg ci inondation bi. Abdoulaye Diong Cambérène le 3 septembre 2020 Cambérène inondé na dëkk bi foo duggee ndox maa ngi fees dell yàqu-yàqu yi bëri nañ. ba am na ko xamante sax da ci génn àdduna ñu koy Baye Alassane Gueye ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm maa ngi koy jaalee papam di Libaas Gueye ak toute sa famille ndeysaan mu nekk lu xamante ni mur moo daana ci moom démb ci taw bu xamante taw bu métti boobu ban jàng nga am ci inondation Cambérène bi. waaw di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jaale suma frère suma xarit. ndeysaan waaw suñu waxtaan bi mujj bi ñu waxtaan lu am solo ba waroon ko vraiment
daat koy exécuté. dañ ko continuer oui. malheureusement yàlla daat ko fiy jëlee. muy lu tiis quoi. muy lu tiis. mais tubaab day wax et ce qui devait arriver. arriva loolu rek la. dëgg la. depuis des années wax naa ko RFM démb. RFM matin démb avec Babacar Fall. bi ma woowee loolu laa ko wax. ma ni leen depuis 2000 année 90 yi ba léegi Cambérène day am inondation yi nii chaque fois nangam mais à chaque fois bu ñu war a réagir rek mooy il faut que mu am jëye yu mel nii et pour moi quoi ça doit cesser. Et puis c'est le moment quoi. C'est le moment que ça cesse vraiment. Assainissement adéquat bi Cambérène soxla nanu ñëw état bi daal ñu koy defaral di remercier au passage entre parenthèses quoi SIDEC mooy comité d'initiative pour le développement de l'environnement Cambérène. Pour la défense de l'environnement. Pour la défense de l'environnement. Oui, effectivement. muy ñu am solo ci dëkk bi. parce que lu bon depuis boobu xeex bi yàgg na. mais ñoom bàyyiwuñu. ñoo ngi ci te nag elmat que nit ñi xam ko ñàkk ko xam état. autant jaarale noonu fu ne si wàllum definu état rek xam nga def yooyu ñoom ñu dëgër rek gëm bàyyi lay ak Seydi nekk ci ba pare doon ay gor muy lu am solo sunu mag Libassane wax naa ko léegi joué si rôle bu am solo ba ñi fi nekk tey soxla mooy lim joué am bu solo beneen bi ma si waxaat mooy que ni il est temps que ni qu'on passe à la vitesse supérieure parce que mënuñu fi nekk boobu léegi ONAS lu mu la wax du ko def gis nga tey ñëw nañ commencé gas tali bi nee nañ dañuy installé ay avaloir baax na nañ ko def mu atténuer un peu la douleur mais il faut de grands remèdes. Grands remèdes yi mooy ñoom ñu jëm assainir dëkk bi. comme ba nous on peut pas comprendre à 100 mètres de la plage Cambérène di inondé ay eaux pluviales loolu moom c'est inadmissible. tayeef la de la part de l'État. wala mu yàpp la de la part de l'État. léegi nag suñu autorité locale yi am nan luñ si war a jouer bu mag premièrement mooy démb bi lii xewee rek monsieur le maire waroon na woote benn réunion def benn comité de crise woo conseil municipal mais mu doon benn conseil élargi woo waa SIDEC woo ña nga xam ne am nañ xam-xam si wàllum assainissement génie civil ñoom ñu ñëw ñu wax si mais boo seetee ni mu demee nii ak démb ñoom li ñu def ñu rafetlu ko mooy à l'entrée li nga doon wax ni réunion bi ñu def fii nii élargi ñëpp ñëw mais réunion boobu ñun jàpp nañ ni monsieur le maire moo ko waroon jiite parce que lu dal ci boppam lu dal ci dëkk bi si boppam la parce que yàlla def na moom mooy suñu njiit. moo suñu njiit gis nañu bi suñu sous-préfet des Parcelles Assainies ñëwee ànd ak commissaire bi ànd ak ki nga xamante ni moom mooy monsieur le maire ak chef du village Papa Doudou Anne ñu ñëw nañ waxtaan seen situation boobu. beneen bi gis na ci ngoon gi à partir de 21h waa SIDEC dajee nañ def réunion gis si ki nga xamante ni mooy Idrissa Thiaw Laye doomu Serigne Abdoulaye Thiaw Laye yal na yàlla guddal fanam daje boobu est-ce que fekkoon nga ko démb. maa ngi si ñaari daje bi sous-préfet ñu ànd ak commissaire. ak guddi léegi lan nga jot a tënk. waaw li ñu jot a tënk bi sous-préfet ñëwee wax na moom sous-préfet du tënk moom ndaw mënu yónni la day ñëw ànd ak gars yi def état des lieux gars yi def proposition yi moom day jël yóbbu. moom il n'a pris aucun engagement mais li ñu fa jël lépp mooy que ni li ñu fa wax mooy. gars yi le dimanche passé waa SIDEC àndoon nañ ak directeur ONAS ak un fils du village ba nga xam ni ingénieur la si wàllum génie civil ak assainissement muy Omar Ndiaye ñu koy ñaanal yàlla na entreprise am fleurir incha allahu rabbi ñoom bi ñu demee def nañ visite commune bi yëpp périmètre bi yëpp dem déceler tous les points bas yooyu yëpp dem nañ fa wax nañ mais il faut des solutions immédiates yooyu mooy que ni ñun xamuñu yàlla kañ lay taw yàlla mën na taw dóor ay pluies diluviennes yu metti tey lundi mu bàyyi la ba mardi ba ngay ne foofu di root di génn ak yooyu mu enchaîné waat. mu daal di enchaîné parce que mooy alimul xay bi moom lijjën boppam rek moom mooy chef moom mooy def lu ko neex te ñu nangul ko nekk. donc kooku boo ko séqee ku mel noonu te nag dafa bari yërmande. mooy may na la nga xalaat yow. mais xalaatal yow Cambérène war nañ am seen pompe ya nga xam ñoom ñoo ko war a moomal seen bopp. te loolu je fais un appel à la population dafa jot Cambérène ñu booloo nekk benn affaire pluie ni buñ si xaarati ONAS wala ñu siy xaar état man loolu mënatuma comprendre na ku nekk làmb poosam ñu génne ñu dem ñu jënd ay pompe 6 points bas moo am si commune bi bu ne commune bi nag mooy Cambérène 1
Cambérène 2 Nations Unies ñëpp si leen bokk. ñu génne moonin ku si nekk làmb sa poche ñu jaayante à l'image de d'autres nu mu tuddati localités yi ñu fay def ñu am sunu pompe bopp. daal di taxawal mbir mi moo gën chaque fois ñu ne ONAS état li nga man da nga koy jéem. état bu ñëwee fekk si la si mais man mënuma comprendre man nga dema man nga ànd ak directeur ONAS man nga ànd ak je critique pas ça hein, c'est une bonne chose ànd ak directeur ONAS dem def état des lieux def ay proposition ñëw ni ko ñun lii leen bëgg nga jëndal nu ko mais loolu ONAS bu ñëwee dugal ko tiroiram wala mu lay xaarloo bu tawaatee yow nan ngay def ñun depuis 1h du matin barki démb lan nekk si affaire bi ba pendant presque 24 heures. ñu nekk si ak ñeneen donc il est temps que ça cesse. maa ngi leen di proposer ndeysaan témoignage bi nga xamante ni ñaari def kenn ki Adja Oulimata Mbaye mu ngi leen di xool mu ngi wax ci ki nga xamante ni Abdoulaye Diong ak ki nga xamante ni Abdoulaye Kébé waaw ndaanaan bi nga xamante ci diine lu ne lay wax ci diine question bu mujj bi te mu émission bi jeex na mooy Abdoulaye Diong soo nekkee maire Cambérène élection yi di ñëw lan ngay njëkk defal Cambérène. waaw macha allah loolu yaa ngi may dugaloo si la nga xam ni. lu am solo la parce que lépp loo gis 1000 pas yoo def benn pas la commencé te yàlla bu defoon waa Cambérène placé ñu seen confiance ba yàlla si mën-mënam Seyna Issa si sañ-sañam yàlla dogal ko si ñun am na fu bari secteur yu bari yu soox ya nga xam ni war nañu fa def ay jéego. mu dimbale la Cambérène amul stade benn Cambérène à travaux yeggul ñaar Cambérène inondé yi ngi inoo gi mel ni pax Cambérène lu boo ne bëgg damay bëgg ñëw Cambérène taximan yi dañuy bañ doomu kam di la fay 7000 di la fay 8000 dafa war am accessibilité. mais boo nee Elma dogguma la mais boo nee da nga may dimbali jëkke si ay stade ak ay infrastructure routière bu boobaa yow dimbali woo ma da nga may dérouté parce que dafa am santé moo jiitu. santé. am nañ jafe-jafe santé bu mag. am nga ñaari poste santé non mais il faut qu'on relève un peu le plateau médical. d'accord. di gërëm docteur Diop. di gërëm tonton Karachi. ñoo ngi def liggéey bu am solo. madame Diallo bu Cambérène 2 ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax muy ku sedd. sama xarit ñuy waxtaan lu bari. ak son adjoint kii nekk ak moom Lamine Diabaté. de passage. ñoo ngi liggéey gi mais santé. nga njëkkee ak éducation. ci Cambérène ak environnement ñett yooyu lu am solo la. sécurité. lu nu wala xoolaat ci dëkk bi. bari na daal boo ma ne yow fan ngay jëkkee dafa affaire dafa nekk sur la table parce que fu bari fépp a sooxe. fépp mooy métti. waaw fépp ay métti waaw mag buy soxla daal ku am 95 ans nga war a yow boo ko waree déplacer d'un point A jëm d'un point B foo laal mu ne la day métti bu boobaa nag benn nit yow mënoo ko yëkkati xam nga mag boo jàppee fii yëkkati mu ni foofu day métti mais bu fekkee ñépp a ko wërandoo. ku nekk téye benn parti rek ñu yëkkatee doon donc délicatement dem foofu la Cambérène toll fi mu toll mooy que ñu booloo nekk benn bokk ndey ak bàyyi xam li ñu bëgg xam fa ñu jëm te suturaalante bu kenn boddi sa morom bu kenn bëgg a dem si kaw ne foog nga dëgg sa morom suufeel ka bu kenn nangu ku toog si sa wet di wax sa morom la nga xam ne moom bu ko déggee mer yow nga ko koy nangul ñoo ngi leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm. merci jërëjëf ki nga xam ne Abdoulaye Diong alternance génération pour développement de la commune de Cambérène mbokk yi dana gën a détaillé programme bi parce que programme bi boo déggee mu ngi koy jëlee ci fi nga xamante ne mooy. li ñu tënkoon ci Elmat nga baal ma de. am na lu may dolli rek. dama ko doon omettre parce que maa ngi gërëm waa Y'en a marre parce que caat ak kër gi. dan ma caat ak l'autre là. mouvement Y'en a marre. waaw mouvement Y'en a marre dans son ensemble ils m'ont contacté hier wax ni dañ bëgg ñëw Cambérène waxtaan ak waa dëkk bi xool ñoom comment ils peuvent faire pour nous soutenir ce combat yi ñu nekk nii. pour aussi jaarale au passage si la famille éplorée kii ko. daal leen di defal bi ma waxee loolu ma dalal leen mais bi ma leen di dalal dama wooy waa SIDEC. dem woo Imam Diine Faye parce que koñ boobu la fa la kii nekk waxtaan ak ñoom moom bi ñu ñëwee ma ubbil leen ba pare ni leen man nag ñii ñoo yor wàllu assainissement si dëkk beeg yooyu di ko dox ñoom la dëkk mandaté daal leen di jël tekk seen loxo loolu lu ma si jublu te c'est important mooy que ni dama bëgg nit ñi xam ne benn kuréel bu xasee ba taxaw di xeexal Cambérène benn mbir yow tu n'as pas besoin d'en faire
un autre à côté parallèle di xeex ak ñoom bu boobaa kon xeex suñu biir la buñ taxawlee benn kuréel dëkk bépp bokk ka keneen ku am xalaat na ñëw rejoindre ñooñu ñu daal leen di doole. est-ce que mouvement Y'en a marre bi d'abord yow yaa introduction est-ce que mouvement Y'en a marre bi ñoom seen combat politique la mos a nekk est-ce que am méngoog na doomu Cambérène bi gis doomu Cambérène di góo moom est-ce que loolu duñu wax ne Ablaye Diongue am na lu mu bëgg initier lu tax xeexu Cambérène beneen jàmbur du ko bëgg xeex. non xeexu ko il vient le mouvement Y'en a marre vient en appui. dafa ñëw pour na appui. waaw xeexu Cambérène ñun suñu façon kenn sañu kenn mënu ko. d'accord parce que yar bi nu yar ak dal bi nu dal li nu dal bërki démba suñu rakka suñu doom suñu xarit suñu jarbaat génn àdduna si anam yu méttee métti miir daanu si kawam ndax eau pluviale ni mu mel pluvial ni mu mel ba daane miir bi mu dee si loolu bu xewoon beneen gox dañuy taal pour ne dañuy taal lu ne dañ koy def mais ñun ba 2 heures du matin dañ waxtaan ak xale yi dala leen ànd ñu baare tali bi ndax li si amoon te bi ñu kilifa yi ñaanaa tey ni dindi leen ko dañ koo dindi. jërëjëf Cambérène si dal ñun Y'en a marre s'il vient combattre avec nous il vient en appui. dafa ñëw rek en appui. Okay. Donc maa ngi salué au passage Papa Ibrahima Mbengue responsable communication digitale du ministère de la santé et de l'action sociale li may def ci dëkk bi rëy na lool ci communiqué yi ci cas yi nombre de cas yi jërëjëf Papa Ibrahima Mbengue nekk en même temps professeur de français nga initié ci turu mouvement Alter Génération pour le développement de la commune de Cambérène ay cours de vacances jàppale xale 3e yi xale bu terminal yi loolu Alter Génération moo ko def mbokk yi émission bi nga xamante ni mooy émission sans politique la semaine gain d'actualité jeex na tàkk mbokk yi ciao ba semaine prochaine.